waaleykum asalaam Hadj Babacar maa ngi lay nuyu ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak lu ñeel commissaire Mamadou Ndour nekkatul ki jiite commissariat central ab Ndakaaru ñaari weer ginnaaw ak palam mu mel ni kon li nga xamante ni mooy ak cooxe ci wàllum karange ba ay aji manifester teeri ci Gris Palais ba di lu ko yóbbaale ci kanam tuuti leerali Hadj Ndiogou Diène tey fukki fan ci weeru décembre 2019 anniversaire ab déclaration universelle ci wàllu ak yelleef doomu aadama sabab bi ngir RFM demal leen fu mel ni maison d'arrêt de correction muy prison ba ci Ziguinchor foofu administration pénitentiaire rek jéego yi ñu ca def am solo lool ngir karange ñenu fa denc bokk na ci ay lii di caméra ngir surveiller garde ya ngir ak bañ a mitital jëm ci wàllu prisonniers yi. yërnam ndox mi ci di taax yi liggéeykatu SDE ak ministère bi ñu dénk ndox moom meeg wàllum ceetal ba tey jile juboo amagul ci wàllu 7,5% ya di lu liggéeykat yi xeeb lool ci wàllu capitalu Suez donte ñoom liggéeykat yi SDE daal dinañ ajandi grève ba ñu nekk woon bu baag léegi sport gi Malal Junior Diagne wàllu culture soxna Anna Rocha yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop. coppite ci bopp commissariat central ab Ndakaaru commissaire Mamadou Ndour nekkatu fa daal dinañ ko fa jëlee yóbbu ci direction police nationale yooyu changement ay fan rek ginnaaw manifester gëwoon Ndakaaru ba ci mel ni ñoom Guy Marius Sagna teeri ci grille yu palais de la République leerali Hadj Ndiogou Diène. ñaari weer képp la def ci boppu commissariat central bu Dakar commissaire Mamadou Ndour wutu woon commissaire Ndiare Sène tey jii wutu nañ ko ki ko wutu nag di commissaire El Hadj Ibrahima Dramé jiite woon ba fii commissariat spécial bu aéroport international Blaise Diagne bu Diass wante ki newoon ba fii commissaire central bu Dakar yóbbu nañ ko ci cabinet bu directeur police nationale ñëpp njort nag ne commissaire Mamadou Ndour li tax ñu jëlee ko ci commissariat central mooy manqué ñu nemmee ko ci wàllu karange gi bésu àjjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre bi ñu génn ci manifester bu Guy Marius Sagna ak ñooñam doon amal moom activiste boobu ak ñi mu àndaloon jotoon na dem ba buntu palais di fay manifester loolu gannaaw ba ñu déparé woon place de l'indépendance Guy Marius Sagna yamu ci woon ndaxte demoon na sax ba jafandu ci grille palais bi ba sax garde rouge yi ak gendarme yi nekk ca palais ñoom ñoo daal di ñëw daal di leen di jàpp dugal leen ci biir zone boobu nag ñu dénk ko kii di commissaire central bu Dakar di rëq-rëq boo xamante ne tax na ba ñu jëlee Mamadou Ndour ci poste ba mu newoon na mu fekk nag activiste bi di Guy Marius Sagna ak kii ñoñom yi doon manifester ngeen naqarlu yokku courant bi ñu daal di leen di jàpp yóbbu leen kaso li leen di toppee bokk na ci yëkkati fitna ak bokk ci manifester bu ñu tere. jërëjëf Hadj Ndiogou kaso ba ca Ziguinchor moom lañ leen demal tey mbokk yi sabab bi di bëccëgu tey gi di fukki fan ci weeru décembre mooy pàttaliku déclaration ci wàllu droit de l'homme ci àddina juróom-ñaar fukkeel bi ak benn ci at. kaso bu Ziguinchor nag ak kilifa yi di administration pénitentiaire li nga xamante mooy ay jéego ñu def ko fa ngir ak tànn ci wàllu nekkin ñeel prisonnier yëpp fa bokk na ci jumtukaay di vidéo surveillance ngir moytu lépp loo xamante ni moo jëm ci mitital wala traité ci anam yu bon ñenu fa denc ni ay prisonnier leeral li Lamine Ba. administration pénitentiaire bi nekk ci bat saalum réew mi mu ngi xar tànk tubéyam ngir xeex lépp luy mettital bi nga xam ne nañ ko teg ñi nga xam ne caabi féete na leen ginnaaw ba tax na amal nañu ab système de vidéosurveillance nga xam ne ñoo ngi ko def ci biir kaso bi ba nga xam ne kenn du fa ñemee def lu dëppoowul ak yoon. Mbaye Sarr mooy inspecteur régional bu administration pénitentiaire fii ci Ziguinchor. ñun d'abord pour veiller ci suñu éléments yi dañoo instaurer un système de vidéosurveillance boo xamante ni nii tey jii nii lépp luy xew ci kaso chef yi dañ koy gis. pour ñu xamante ni dañ leen war a traité ci conditions yu baax deuxième bi mooy mbirum lekk bi mbirum faju bi mbirum yëpp tey ji administration mun ngi def ay jéego yu am solo beneen bi aussi mooy sur le traitement des dossiers au niveau judiciaire tey jii boo xoolee Ziguinchor xaaju kaso bi yëpp boo ko jëlee ñu àtte ba pare la te loolu lu am solo la parce que gars yi dañuy wax ay longue détention mais ñun fii heureusement ak autorité judiciaire yi pratiquement amuñu ay. li weesu matukaay yooyu nga xam ne jël nañ ko waa mag bu Ziguinchor danañuy faral di waajal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso bi ngir bu ñu génnee ñu mën a jëriñ seen bopp tàggat nañ leen bu baax a baax nag ci wàllu woowu buñ sukkandikoo ci ay kàddu Mbaye Sarr. privé yooyu ñëw di former détenus de former nañ lu mu dee ci année bii rek 200 détenus yoo xamante am nañu ay formation diplômante en maraîchage en aviculture en transformation de céréales locales tey jii nii am na si au moins 3% yoo xamante ne am nañ si liggéey à Dakar. fukki fan ak weeru décembre nag la ñuy màggal déclaration universelle des droits de l'homme waa administration pénitentiaire bu Ziguinchor nag fas nañ ci yéene amal activités yu bëri yu jëm ci wàllu waxtaan ci ak yelleefu détenus yi waaye it nañ dalal ab espace de réinsertion bi nga xam ne ñoo ngi ko tabax ci mag bu Ziguinchor directeur bu administration pénitentiaire nag war fi teew Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. jërëjëf Lamine RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróomi minute. ak RFM kumpa jeex na.
cité Khadija la nuy wutali bu Thiaroye Azur foofee ñi nga xam ne dañoo fa dëkkee nelawtun ba yañ door li ko waral bokk na ca benn pipeline bu SAR maanaam rigol yooyu def pétrole SAR ba ay fuite ca am ba jamono yi daal société ba daa wut lu mu wërngale bërëb ba ngir kaaraange askanu waaye woto yi jaar foofee ndongo ka ci wàllu reportage. mu doon nag soññee boo xamante ni kenn waru koo tuutal ndax mu si bëgg ci mën a jugee tuyau SAR bi daal dee toj nag fi yemoo ko cité Khadija ca Thiaroye Azur tax ba ñu fa dëkkee daal dee nekk nag ci njàqare mu rëy Boubacar Camara dëkk ci cité bi. dafa am benn tuyau SAR boo xam ne ëpp na 1 mois di xeeñ yoo xam ne mar day taale ba lu mat juróom téeméeri mètre dafay xeeñ te nag loolu wóorul am na kër yoo xamante ni bi buntu kër yi ak tuyau fu mu bënn 2 mètre la léegi mu jigee mbir mi dem na ba nga xamante ni ëpp nañu doole ñu ñuy wooto wàllu boo xoolee tey ji diggante fi muy xeeñee ak atelier menuisier métallique bi suudee nga xam ne dafay tàkk matul 10 mètres am extincteur lañ fi indi bu mag a mag ak benn agent de sécurité boo xamante ne nii mu ñëw fii chaque jour di fi nekk 24 heures sur 24 pour bu mbir mi amee benn jëyee mu ñëw jëm koo fay keeku est-ce que formé nañ ko ci loolu. ñoom askanu cité Khadija bi nekkee nag ci Thiaroye Azur seeni ko tiitaange ak seeni ko njàqare nag la ko gën a yokk moo di seeni ko dëkkuwaay ak ni mu bindoo ndax barab bi rigole bi daal dee tojee soriwul dara ak usine La Rochette bi doon lakk rek niki ayu bis yi ñu génn. benn périmètre de sécurité boo xam ne ay 5 mètres la mu ubbeeku ci ay kër moo nekk nii nga gis ne mu ñëw leen xawma lan la mooy génn fii oto yi di teggi ñu leen di wërale nit ñi ñoo fi jaar ak tànk te loolu wóorul xamuñu kañ la mun a exploser wala mun a mbell léegi nag mbir mi ëpp na loxo ba mu ngi jaar ci yeneen tiwooro ba kër yi dem di balleegi feneen matul téeméeri mètre diggante fi mu tàkk-tàkk bi raasot amoon te sapeur-pompier bi def fi 2 fan pour fay ko ak fi fuite bi am matul téeméeri mètre nga xam ne fii dara wóoru bu ko defee nag gannaaw yëglu gi dogal bi nag daal dee des ci waa raffinerie bu Mbaaw ngir ñu jël seeni matuwaay ndongo ka Thiaroye Azur RFM. jërëjëf ndongo ñu waxtaanee wàllum ndox mi ak liggéeykat yëf seen digg ak ministère bi ñu bootu ñu dénk wàllu ndox ak assainissement donte liggéeykat yi USDE del nañ jël dogal dakkal grève ba ñu nekkee woon terewul ba tey jii après yam seen digg ak kilifa yi ci wàllu cër yi nu di yóotu ci li nga xamante ni mooy capital bu Suez 7% ya le gouvernement bi proposé ñu xeeb ko lool yooyu liggéeykat Abdou Diouf Diagne ciy leeral. ginnaaw ndaje mi jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu ndox ak assainissement di Serigne Mbaye Thiam ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy liggéeykat yu SDE yi ñoom ñëpp d'accord nañ ci menn mbir mooy grève bi moom danañ ko dakkal. te defe naa ne syndicat yi SDE yi ak travailleurs SDE yi ñoom ñëpp génn nañ ci ak dignité ak responsabilité. ñu suspendre le mot d'ordre de grève comme réquisition chef d'état bi moo ko jël nañu suspendre le mot d'ordre de grève te dem liggéeyi. laneen loo xam ne jiixi jaaxa daal dina ci am ci diggante ñaari parti yi mooy lu soxal wàllu 7,5% yi nga xam ne état bu Sénégal daf leen koo bëgg a jox. gaa yi Baba Ngom yi di xamle ne dinañ dem ci njiitu réew mi ngir daal di mën a am 2,5% yi nga xam ne moo leen tee am 10%. non jamono ji kay nee ni ñooy parce que waxtaan wi ñoom bi ñu bëggee dara ñun ñu exprimer ko ñoom ñu wax ñu ne fii la ñu mën a yem kon nag fii ñu mën a yem ak tamit borom réew mi ute na ak fii ñu mën a yem ak borom réew mi li mu yor parce que yor na au moins 45% yoo xamante ne moom moo ko téyel bopp te ñun lan lañ ci bëgg 2,5 kon nag yaakaar naa loolu difficile waaye nag kilifa du wax ne la dinaa def lii te bu subaa mu def leneen. Serigne Mbaye Thiam mel ne ku leen di artu di xam ne waxtaan wi ci dëgg lañu ko teg wax na leen lii nga xam ne moom la gouvernement bi man te ku nekk man koo dégg. waxtaan boo xam ne dañ ko teg ci dëgg dañ ko teg aussi ku ci nekk li nga gëm nga wax ko bi ñu waxtaanee ba pare gis nañ ne ñoom liñ doon laaj fukk yëpp ñu jox leen fukk yëpp xëy na loolu mënula am wàccoon nañu ba juróom-ñeent après wàccoon nañu ba juróom-ñett mais finalement ma wax leen li nga xam ne ñëpp mën nañ koo def ku nekk dégg ko mooy fukk yi bu nekk ñoom 2,5 ñu am ko ñeneen ñi am 2,5. bokk ci sàkku teef gi nga xam ne syndicat SDE yi dañ ko indi woon mooy seen wàllu dëkkuwaay jëwriñ ji di xamle ni dina ci waxtaan ak kii nga xam ne moom la ñu dénk wàllu dëkkuwaay fii ci Sénégal RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. jërëjëf Abdou sàmm sa ca Kaffrine la ñuy ñaaw lu ñu ne mooy ak akimoo jëm ci lañ leen baaxee ne wàllum dund ak jur gi foofu aliment bétail gi secrétaire général du syndicat unique éleveur yu Sénégal ma nga fa woon ci commune bu Kay doon fa taxawal cellule Aliou Dia daal di ñaawlu ci weneen wàll lii di bëccëg gi ñu jagleel càmm gi ci réew mi na mu tëddee woon keroog ci Kayel 28 novembre folklore la ko jàppee ñu teewlu ko Aliou Dia ak Oumar Ndiaye. président Macky Sall ba mu ñëwee ci nguur gi dañu woo éleveurs yëpp ñu ne leen may nañ leen 4 milliards pour aliment de bétail dañu leen ko may gratuit waaye docteur vétérinaire yi dañu si dugal seen loxo ba mu ñëw ci mbagg dañu mel ne sax éleveurs yi léegi surga lañu ci biir aliment de bétail bi keroog bu ñu déggee président Macky Sall mu ne doon leen a 2 milliards ci li mu ñu mayoon ñu ne nag jóg jot na mais dafa départ rek docteur vétérinaire yi ñiy def lobby ñoom ñoo koy doxal ñoom ñooy dem jënd usine ñoom ñoo koy séddale commission yi ni ñu ci waroon demee wuñu dañuy def loo xam ne ñoom moom aliment bi loolu la ñu bëgg mu dàq mu deñ bo set wicc suñu gisee kuréel bu gën a yaafus dañu koy woo pour ànd ak ñoom pour
ñu ne éleveurs yi ñoo ko wax fekk du dëgg li ñu Macky président Macky Sall may loo xam ne dañu ko tuddee journée de l'élevage waaye ñu ne déedéet du journée l'élevage sabar éleveur la sabar la du journée defuñu loo xam ne suñu soxla la su doon ndax ba mu commencé am ba léegi accaparement terre bi doon am ñu war ko waxtaane ci journée bi mu deñ mu ngi continuer ñu waxtaanee leneen muy wàllu publicité ci média yi Sénégal directeur communication xamle code bu bees di ak yoonal moom Ousseynou Dieng ne dina maye ak cetal ci boobu secteur yeesalit code ba fi woon nga xamante ni 1983 ak léegi la directeur communication ca ministère de la culture et communication ñu teewlu ko Ousseynou Dieng ak Papa Balla Gueye. publicité dafa affaire bi dafa doy waar dafa laal. loi bi ñu am bi tënk publicité yàgg na yàggaay boo xam ne même bu dul loon question de TNT sax. dañ ko war a réviser parce que loi bi mi ngi daté ci 1983 boo xoolee ci code boobu wàllu tam-tam lañ doon wax ak xam nga yooyu dépassé nañ ko léegi ñu ngi ci beneen gamme alors publicité bi donc dañuy jóg loi bi def nañ ko réviser et même pour aller vite on est en train de voir parce que léegi il y a des modèles que tu peux adapter aujourd'hui dañuy mettre nañ en place comité bi on va très rapidement proposer un projet de loi pour la publicité permettre ba nga xam ni parce que aujourd'hui tamit le danger faut le dire yéen sëpp gis ngeen ay yenn rajo wala yenn si internet yoo xam ne yow da ngay toog sa kër rek teg sa rajo ubbi sa serveur benn waaye nekk fële ci koñ bi nga ne ko moom médecin la moom mun na ay boxaaba la moom mun na la yeewu rek defal la nga am ay milliards mun na la fajal sida mun na la defal nangam ubbi serveur pendant 24 heures di am xaalis te yoonam nekku ci di gaañ askan wi mais loolu aussi dafa war a jeex. Ousseynou Dieng mooy directeur communication ca ministère bi ñu dénk wàll woowu di communication culture. assemblée nationale ak jaaruk jëwriñ di ministre du gouvernement bu Sénégal Moustapha Diop ñu dénk lépp luy yokkute ñeel usines yeeg usines yu yemamaay ma nga fa woon démb ci ngoon xam le na moom jëwriñ ji taxawaluk ñeent fukk ak ñetti junni ci wàllum xëy atum 2020 naka noonu it parc industriel bu Diamniadio ak cité bu bees boo xamante ni ñaar fukk ak juróomi junni doomu aadama daan fa mun a yeewoo moom ministre Moustapha Diop xamle it liggéey bu mu ne di ak tabax ñeel juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukki petite ak moyenne industrie di këru liggéeykaay yu diggu doomu yi yamamaay ci mboolem gox yi Sénégal yëpp ñu teewlu ko monsieur le ministre Moustapha Diop ak Oumar Mbow. La deuxième phase du parc industriel de Diamniadio. ci ñaareelu phase bu parc yu industrie yi fale ca Diamniadio coût d'investissement bi moom liñ ci def rek mooy juróom-benn fukki milliards ci suñu koppar déjà sax loolu sax jot na teew ak waa Exim Bank Chine mu nekk loo xam ne dina war a tàmbale nag ci ndorteelu atum 2020 ñaar fukk ak ñett junni ci ay liggéey ñoom lañ ci séntu bu pare ñaareelu phase bi nag moom war na mën a am lu toll ci fukk ak juróomi hangar yu ñu tuddee type A yoo xam ne junni ci ay mètre carré lay nekk ak ñetteelu hangar yoo xam ne dañ ko tuddee type B te juróomi junni ci ay mètre carré lay nekk mu nekk loo xam ne cité bu am solo la ndax li fa war a nekk ci ay nit dina war a toll ci ñaar fukk junni ak juróom am na leneen mooy ci domaine industriel bi foofu Diamniadio lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti hectares la ñaar fukki entreprise ñoo fay nekk bu ñu koy xayma nag ci liggéey boo xam ne dina ko war a jur war na toll ci ñaari junni ak juróomi téeméer jàpp ñaar fukki junni ci ay liggéey lépp boo koy xayma ci ay liggéey boo xam ne dina fa jóge dina toll ci ñeent fukki junni ak ñetti téeméer suñu yéene rek mooy fexe rek taxawal lu toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay entreprise yu ndaw ñu tasaare ko ci réew mi yëpp jamono ji sax may wax ak yéen am na benn fonds boo xam ne toll na ci benn milliard boo xam ne teew na. avec un différé de 6% payable sur 5 ans. tàggat yaram Malal Junior Diagne maa ngi lay ziar wax Malal. maa ngi la delloo ziar la Jassane. ñu tàmbali. ak basket bi tournoi de montée bi nga xam dañ koy amal ngir yéegal kii bi ci wàllu première division bi tey danañu finalu nee nañu si jigéen ñi nag ñu jàpp rek ni CMT moom bu Ziguinchor ak waa INSEPS bu Ndakaar ñoo dee finalu ñaari équipe yooyu sax noo yéeg ci jigéen ñi ñëw nag ci première division bi ki nga xam nag mooy directeur technique bu équipe CMT bu Ziguinchor boobu daal rafetlu bu baax liggéey bi kaddu yenn yu mu yëkkati Abdou Diouf nag dénk démb ba ñu dóoree ñoom waa CMT yooyu kon Ziguinchor basket 63-30 match boobu mu jeexee nag lii la ca yëkkati ni mu kaddu.
liggéey bi nag tàmbalewul tey ñu xam ne tamit ay am na ay nit ñu bëri ñu si jàpp maanaam dirigeants yi techniciens yi surtout Ziguinchor yàlla dafa def dafa bëri ay école de basket dafa bëri ay centre de basket donc ñooñu ñoo formé tey xale yoo xam ne xale yi ñoo xam ne tey accédé nañu première division donc gàcce ngalaama waa Ziguinchor et gàcce ngalaama autorité Ziguinchor yi ak xale yi Ziguinchor yi vraiment kontaan nañu trop tey ci victoire bu ñuy am tey incha allahu rabi nañ leen continuer jàppale ñun waa Ligue ak toutes les bonnes volontés pour que incha allahu rabi bu ñu seen monté première division bi mu sax ñu yàgg ci parce que tamit problème bi souvent mooy posé bu ñu eggee waxtaan nañu suñu biir ñun dirigeants yi nekk fii waa Ligue ak dirigeants équipe yi incha allahu rabi arrivé à Ziguinchor dinañu jéem a toog xool lu ñuy stratégie ñuy teg xale yi ñu maintenir leen maanaam fidéliser leen pour ñu des effectivement ci équipe bi bon loolu dina yomb parce que xale yëpp gëm nañ ni ñoom waruñu yëg rek wàccaat déwén nee nañu dinañu def seen kaptulaay kattan pour que incha allah rabbi ñu maintenir première division et que ñu indi trophée yoo xam ne fédération da koy teg entre les différentes équipes donc pour vous dire ñun tey décidé nañu pour renforcer lu fi nekk ba pare utiwaat encore ay moyens substantiels personnels wala ay moyens matériels pour que vraiment objectif bi ñu atteindre ko. Lamine Sidibé moom mooy kon président Ligue ba ngeen dégg kàddoom yooyu le ci wàllu góor yi nag noonu bopp ak waa Isexport ñoom noo daal di kon yéeg ci première division ñoom ñaar ñoo dee kon finalu tey jii ci ngoon loolu nag boori 18h15 lay daal di rek nekk wàllu football bi ak li nga xam ni moo jëm ci njeexitalu première journée Ligue 2 bu Sénégal démb waa Wakaam yi ñoom daaji nañu kon tàmbali bu jekk seen saison gannaaw bu ñu dóoree ñii di waa FC Demba Diop benn bal ci dara léegi nag waa Wakaam yi daal di kon am ñetti poñ daal di nekk ca bokk ci équipe yi jiitu ci bile championnat fekk ñoom Kër Madior Sonacos ñoom ak i na Thiès FC ñoom ñoo nekk ca kaw ndax ñoom ñëpp dañoo am yëpp ndam leneen ci wàllu football bitim réew tey dinañu amal Ligue des champions ci Europe googee am na ci nag ay match yoo xam ni ñu ngi ko faa xaarandi yu ci gën a yitteel sénégalais mooy Liverpool ba Sadio Mané nekk dafa war a gagné Salzbourg tey ngir daal dëgëral taxawaayam si ñaareel bi tuuru bi les Ligue des champions Naples bu Kalidou Koulibaly itam gagné ko yeey ngir mën a doxal dem ci ñaareel bi tuur ñoom ak waa Racing Genk noo dee kon daje. choc beneen bu dox diggante Inter Milan ak FC Barcelone ñaari équipe yi kii di Milan moo jiitu ci championnat bu Italie Barça moo jiitu ci championnat bu Espagne Barça fa la Ballon d'Or bi nekk kon ñoom ñaar bu nu dajee ñii dañuy bëgg a teebal bi di jof am Jóob indil Njaay ñii nag dañuy fexe yoxu su bu nu amee benn caabi la bi tëj bunt bi kon jongante bu nar a neex lay doon Dortmund moom dina dajanteeg waa Slavia Prague Benfica Lisbonne moo jëmanteeg waa Zénith Saint-Pétersbourg ke jutu ci Allemagne di Leipzig moom ca France la jëm ca Lyon Lyonnais yi bu ñu bëggee des ci Ligue des champions bi il faut que ñu dóor Leipzig waaye nekk na loo xam ne du yomb gone Ajax d'Amsterdam yi ñoom ñoo dajante ak waa Valence Chelsea itam ak i goneem ndax Alaaji Assane Chelsea boo xoolee seen attaquant ba di Abraham ba fay Drogba ji nekk ramasseur de balle la woon ci stade ba muy football ba màgg léegi mooy numéro 9 bi mooy dugal di jox gars yi dugal dëgg nit moom loo bëgg rek waaw moom ñoom ñoo dajante ak waa Lille fii li nga daan yor Teranga FM di topp Golbert Diagne ba tey jii macha allah Malal Junior Diagne soxna Anna Rocha sa dëkk la dem nag Ndar fa lay defee li nga xamante ni mooy chronique culture bi maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñu dem tey ji ci suba ba Ndar Géej fi nga xamante ni ñu ngi fay amal ajuma ji weesu ak léegi ñaareeli atelier formation bi ñu jégleel ay journalistes culturels francophones OIF moo ko taxawal ñaar fukki journalistes ñoo ci bokk jógee ci juróom-ñaari réew ci sous-région bi démb nag daal di nañ découvrir ay lieux historiques fii ci Ndar bokk na ci centre culturel Le Château nga xamante ne moo ne woon palais bu gouverneur bu Mauritanie nekk ca goxu Santhiaba fecckat bi di Alioune Diagne moom moo fexe ba mu daal di doon ab centre culturel ci atum 2015 dañ ciy déglu Antoine nga xamante ne mooy coordonnateur adjoint wu centre googé. Alioune Diagne qui est le fondateur de l'association Diagne Art qui est une compagnie de danse. Alioune Diagne sanc association Diagne Art jiite compagnie pecc bi moom tamit ci la bokk moom sax moom moo taxawal festival fecc bi ñu ngi ko doon
amalee fële ci château bi waaye àdduna dem ba ñu indi ko fii ci centre culturel dañuy dalal activité artistique yu bëree bëri. maîtriser différents outils numériques. ñu ngi fee amal jamono yi benn exposition te ci week-end gi ñu dëgmal dinañ fa amal festival international film documentaire. ñu daal di wutali musée de la photographie moom weeru novembre atum 2017 lañ ko inauguré promoteur culturel bi di Amadou Diaw moom moo nekk ci ginnaaw projet boobule fekk nañ fa nag ay exposition yu bëri ñu ci mel ni ay nataalu ay jigéenu Saint-Louis ci diggante atum 1930 jàpp 1950 Idrissa Fall moom mooy conservateur boobule musée. exposition bi fondateur musée bi moom moo ko monté mais bi mu koy defar ay photo yoo xam ni maanaam yaayam moo ko moomoon moom la jël defaraat ko maanaam boo xoolee ñii ñëpp ci île bi lañ dëkkoon ñoom la jël pour wan ni jigéen bu njëkk ni mu meloon quoi ni mu daan solo ak coiffure yi ay mun leen woowee ay signaar dañu amoon tamit lu ñu doon représenté tamit ci fii nii ci Saint-Louis. bërëb yu ci mel ni musée bi nag benn jafe-jafe la am ñu ci mel ni yeneen kër yu mag yi nekk ci Ndar bokk ci patrimoine matériel culturel bi nu ñu fexe ba entretenir ko daanaka boobu ak léegi. musée bi defar nañ ko ay yoon Rias moom la ñuy dénk liggéey boobee. fukki fan ak juróom yu nekk dinañu yeesal wàllu peinture bi tamit ci juróom benn weer yu nekk dinañ ko yeesal jafe-jafe bi kay mooy naka la ñuy def ba indi saafara ci xorob si nga xam ni moom moo yàq bâtiment yi. Vraiment on n'a pas la solution. ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci beneen chronique culture ci RFM.